جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد شيخ تيجان 599 000 francs rek ngeen dem ziyaari ji Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ca Fès dem Fès yombati na gënati na yomb ak conciergerie Maroc Sénégal ñoo leen defal promotion ci ziyaar dem seeti Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñaan fa seen soxla taalibe yi koo ci ubbi xol bi da nga fay fekk Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kon nag mbokk yi package bango package billet avion aller retour hôtel ak transport en bus climatisé ba noppi ñu accompagner leen ku leen di gunge ñu ne professeur bu mag bii kookan la ñu ne oustaz Ahmed Ba lépp ci 599 000 francs ngeen dem visiter Casablanca Rabat Meknès ak Fès ñëw leen gaaw bindu ci 78 604 66 66 78 604 66 66 wala ngeen dugg ci suñu site internet www.ziara.sn wala nga daagu ñëw ci suñu agence bi nekk avenue Bourguiba Amitié 1 janoo ak manège bi nga xam ni foofu la xale yi di fowee waaw ñu nag manège bi ñoo janoo nombre de places yi limité nag ci promotion bi du ñëpp ci xaj Ramadan Mubarak ci weeru koor bu sell bii pour teral ñëwati na ak ginnaaw gi ñëpp taamu waaye itam ak lu bees tàkk ay pak Ramadan yu yomb te riche taamu leen seen poulet teral ngir bëggal seeni njaboot ak ay togg yu neex te barkeel lii si blanc de poulet émincé ak brochette bu si nekk ak façon boo ko mën a toggee teral daal mu yombal liggéeyu jeeg si biir waañ ndogu li du neex te teral teewul ak teral dangay togg si bànneex yekk si bànneex teral moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm teral ñoo ko bokk Lalia meew mi wóor mooy ànd ak yéen ci seen université du Ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk yi seetaan les universités du Ramadan ci mbooleem plateforme yi Mourchid TV yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen ko baal di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi borom njéggal mu boole ñu jéggal di ko ñaan itam ci barke weer wu tedd bi lépp loo xamante ne jaamu nañ ko mu nangul ñu ko bu ko nangoo def ko ay waame xéewal def ko ay waame sutura def ko ay waame kaaraange sotti ko ci réew mi sotti ko ci àdduna wërngal këpp ñi ngi jiital ci nuyoo bi borom daara ji Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha moom mi nga xamante ne lii lépp moo ko waral moom mi offrir tey àdduna plateforme bu ni mel ba ñuy mën di bànneexu ci mboolem xeetu xam-xam yi nga xamante ne ñu ngi fi wàcc donc ñu ngi koy ñaanal yàlla aar ko yàlla suturaal ko yàlla làq ko fu yàq àggul dugg ci kaaraange googu mbooleem njabootam comme ni ngeen ko xamee saay bu koor teeroo université du Ramadan ubbi ñu tànn benn thème boo xamante ne dañ koy méngale ak tolluwaayu jamono méngale ko également ak tolluwaayu réew mi waxtaanee ko ren nag ci 24e édition bi thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee
mu nekk le monde en crise, l'homme face au miroir de la vérité. thème boobu nag tey ñu wat ci jël benn pàcc boo xamante ne dafay laale ak wàllu politique mu dellu ci les acteurs politiques entre heure, l'heure et lueur. thème bi nag mën nañ ko déggee ci ñaari fànn. boo ko déggee ci benn wàll wi mën nañu jàpp ne dafa mel ne acteurs politiques yi seen jëflante yi dafay dellu ci wàllu bëre bukkeek mbaam wala mu nekk lépp loo xamante ne lamb golo mooy régir règle yi. boo ko déggee ci beneen wàll wi mën na nekk ay mbir yoo xamante ne amaana dafa làmboo ak démocratie waaye lu ci mënti am ci biir waxtaan wi dinañu dikk ci ñaari pàcc yëpp. ki ñu war a waxtaanal ci loolu nag voix autorisée la ndaxte consultant la ci mboolem question yoo xamante ne dafay laale ak politique di laale ak wàllu droit. enseignant chercheur la en même temps docteur la en droit public donc moom moo ñu war a waxtaanal ci thème bi. dinañ ko analyser ci benn pàcc bi ñu waxtaanee heure, l'heure et lueur entre acteurs politiques au Sénégal consubstantiel à la démocratie. yaakaar naa ne dina xaw a jafe pour ñu mën a nettali géntu jàmbur waaye ci première poñ bi daal li mu ñu war a andil moo nekk maanaam mbir yooyu ñu tudd naka la mënee nekk loo xamante ne dafay lëkkaloo ak démocratie loo xamante ne kenn mënu ko séparer ak démocratie. ci deuxième poñ bi dinañ waxtaan ci de la nécessité de réinventer un système politique au Sénégal. docteur ñu ngi lay nuyu. di la dalal ak jàmm. di la jox kàddu gi itam. bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ni ñooy teewlu daara ji muy université du Ramadan. téléspectateurs yi fépp fu ñu mën a ne ci Sénégal ak ci bitim réew. di leen baalu àq ci weeru sell yi di weeru koor. di leen ñaan ngeen baal ñu àq yéen tamit ñu ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal yàlla ñu yàgg te weer wi lépp luñ ci jaamu suñu borom yàlla nangul ñu ko. donc du profito di souhaiter à toute la umma islamique un bon ramadan yàlla ñu yàlla nangul koor gi te jox ñu cër yu sawar ba ñu mën ci jaamu yàlla bu baax te lépp luñ ko ci jaamu mu nangul ko. di wax rek suñu kontante ak suñu mbégte ci daara ji ndax suñu yéene saa buñ daan teew université du Ramadan ca jamono Yoof ca bayal ba ni ñu ñëwee ci Irshad ba ñëw tey fii ci Mourchid TV moo doon suñu mébét mooy jéem a bokk ci daara ji ci li koy tabax. ndax kilifa yi ci daan jaar ci borom xam-xam yi leen daan gis di leen nawloo loolu nekkoon loo xam ni daf ñu yàgg motiver ñuy rêver kañ la ñuy mus a bokk ci ñooñu yàlla defal ñu tey sutura ba rêve boobu tey mu réalisé wu ñu koy sant suñu borom bu baax a baax di ko gërëme également ki nga xam ni mooy borom daara ji te Muntaga tudd ko nga xam ni dafa sos dafa njëkkee tey bu ñu demee ba weeru koor ñëpp di ci xalaat def ay conférence di ci waxtaan ak nit ñi yaakaar naa on le doit à Serigne Moustapha Sy donc yàlla na ko yàlla fay taxawaayam yàlla guddal fanam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali ko yéene yi mu am yëpp ci biir réew mi ak ci umma islamique donc ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax defal nañu loo xam ni mënuñu ko fay. ginnaaw loolu nag weeru koor ba mu ko ne xam ni dafa xaw a doy waar dégg naa maam Cheikh mu ni sëñ Babacar moo daan wax ni nit bu la waxee ñeme naa koor rek ne ko moo tax suñu mbokku siise yi ak suñu mbokku jaxate kàjj yi xam naa rek dañ leen di jéem a masawu coono. ndax waa ji dafa woor ba ngoon ñuy waaj a dogu ñu fekk ko muy ree
kontaan ñu ni ko lan ngay ree mu ne damaa xam ne rek regg moo topp ci ginnaaw damaa xiifoon journée bi yëpp regg moo ci topp. beneen yoon mu fekkati ko mu toog mu ndogu ba pare ba xëdd bay waajee julli fajar ñu fekk ko muy jooy ñu di ko looy jooy mu ne damaa xam ni ginnaaw regg bi xiifa ci topp. xam naa kooku benn mbokk loo la ku mel ni maam Cheikh Lo ak ku mel ni Maxari Mbay pour wax ni rek pexe amul koor moom yàlla moo ko wàcce mu nekk nag jaamu yàlla bu rëy comme ni ma ko ñaanee ci ndorteel bi rek lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul. ñu ngi jaajëfal également ñi nga xam ni ñoom ñoo saytu liggéey bi te ci seen liggéey ci lañ tànne thème bu am solo bi muy thème central bi te Mountaga wax ko léegi mu tudd le monde en crise l'homme face au miroir de la vérité. ñu jagleel ñu ci nag tomb boo xam ni dafa dellu ci wàllu politique. thème bi ñu war a waxtaane mooy les acteurs politiques au Sénégal entre heure, l'heure et lueur. buñ ko doon firi ci wolof dañuy wax ni mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci langue politique bi seen diggante liñ ci nemmeeku mooy ñaare mooy jàppante mooy dellu ci wàllu heure bi, ay naxaate mooy dellu ci wàllu l'heure bi, ak ay dige wala ak ay yaakaar yoo xam ni nit ñi dinañ ko am ci ñoom muy lueur bi. donc bu ñu jëlee thème bi baat yooyu ñoom ñoo ëmb thème bi. baat yooyu nag dinañ taxaw ci acteur politique. acteur politique buñ ko waxee ci suñu déggin mooy ñi nga xam ni dañu nekk ci ay biir parti politique wala ñu bokk ci ay mouvement citoyen comme niñ ko gisee léegi Sénégal lu ci bari mouvement citoyen yi ñuy créé bari na léegi, wala lu ñuy tuddee léegi activiste nga xam ni dañu jóg ñoom bokk ñu ci biir parti waaye li parti yi bëgg lañ bëgg mooy lan dañu bëgg a dagaan baatu askan wi ñu wóolu leen ñu jiite soit ay mairie wala ñu nekk ay député wala sax ñu dem ba laaj réew mi. su may wax loolu da mën naa ci tudd lu mel ni benn mouvement citoyen bu ñëpp xam ñu tuddee ko Avenir Sénégal bi ñu bëgg ñëpp xam nañ ko, du parti politique, c'est un mouvement citoyen, mais tey dañ am projet politique dem ay élection dugg coalition. élection bii weesu amoon nañ seen candidat. donc loolu lépp lay dugal ci biir les acteurs politiques. kon ci waxtaan bi su ma nee acteur politique dañ ciy dégg ñi nekk ci biir parti yi di politique, parti politique yi ñi nga xam ne ay mouvement citoyen lañ ak ay activistes te li parti yi bëgg ñoom tamit ñu bëgg ko mooy lan jiite, moo xam ay gox la, moo xam dem assemblée nationale la mooy pencum ndaw réew mi, wala nekk président de la république jiite réew mi. beneen taxaw seetlu bi ma bëgg a def également mooy li ñu nar a waxtaane fi ñu ko nar a tënk ci jamono bi ñu ko nar a tënk mooy jamono bi nga xam ni ci la Sénégal moomee boppam muy 1960. loolu nag tekkiwul ni avant 1960 politique amul woon Sénégal kay loolu boo demee ci téere bi nga xam ni Iba Der Thiam moo ko bind, yàlla na ko yàlla yërëm, nga xam ni bokkoon na ci ñi daan taaral jotaay bi joxe ci xam-xamam. am na téere bu mu bind tuddee ko la révolution de 1994 au Sénégal, ou l'élection au palais Bourbon du député noir Blaise Diagne, de son vrai nom Galaye Mbaye Diagne. téere boobu boo ci delloo dina la wax taarixu politique bu réew mi ba 1914, maanaam ni pouvoir politique tuxoo ci nit ñu weex ni nga xam ni ñoom ñoo ñu colonisé woon muy tubaab bi mu tuxoo ci ñoom ñëw ci métis yi, bi mu tuxoo ci métis yi te ca gënoon siiw Carpo, waaw nga xam ni nekk na député lu mat presque 12 ans wala plus de 10 ans après moom nag nit ñu ñuul ñi doog a jël. loolu ci téere boobu jàngale na ko fi, mooy wane ni kon politique yàgg na Sénégal. mais ñun suñu li ñu bëgg a waxtaane dañuy door rek
ci lu gën a simple mooy di Sénégal moomee boppam léegi ñu ne 1960 ba suñu jonn yàlla tey donc foofu la ñu bëgg a dugal suñu waxtaan yemale ko ci jamono boobu. loolu nag buñ ci bëggee dem il faut ñu xam ni Sénégal bi ñuy moom boppam daf ko moom ci cadre fédération maanaam Sénégal li ñu tudde tey Sénégal bi ñuy jël suñu indépendance ñu nag li ñuy tudde tey Mali te mu tuddoon à l'époque le Soudan français ñoo ko jëlandoo li ñu ko jëlandoowee ñu formé li ñuy tuddee la fédération du Mali. fédération du Mali boobu datu indépendance am c'est le 20 juin 1960 donc première célébration indépendance bu Sénégal dans le cadre de cette fédération c'était le 20 juin 1960 loolu boo demee ci benn article boo xam ni benn soxna bu nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu tudd Soxna Sané nekk enseignante chercheur bind na benn article bu tudd le Sénégal de la proclamation de l'indépendance à l'éclatement de la fédération du Mali expliqué na fa bi Sénégal nekkee ci biir fédération bi ak Mali ak la nga xam ni dinaa ci ñëwaat ci kanam tuuti moo waral fédération ba tas mais bi fédération bi tasee lu tax tey ñuy célébrer indépendance le 4 avril donc loolu question bu ñu war a laaj légitime j'imagine que nit ñaa ngi koy laaj donc mooy bi fédération bi tasee Sénégal dafa delloo boppam ci date bi nga xam ni ci lañ commencé diggante négociation entre France ak Sénégal ak Mali pour ñu transférer maanaam ñu toxal pouvoir yi nga xam ni moom la France amoon li ñuy moom réew mi mu toxal ko Sénégal ak Mali mu toxal ko Sénégal ak Mali donc date boobu moo marqué le transfert de compétences de l'ancienne colonie aux États indépendants nouvellement le Sénégal et le Mali date boobu moo tombé le 4 avril 1960 Sénégal nag bi mu fédération bi tasee dafa delloo boppam ci date boobu looloo tax tey ñuy célébrer feetu indépendance le 4 avril donc loolu c'est important ñu xam ko léegi nag thème bi lu tax mu am solo mooy xam nga ñun ñëpp constaté nañ ni réew mi ñi ko jiite mooy ñi nga xam ni ñooy def politique ñoom la nit ñi di fal ñu jiite réew mi bu ñu jiitee réew mi wax réew mi fu muy jaar ci wàllu koom ci wàllu caada ci wàllu mbatit démb dégg naa docteur Massamba Gueye maa ngi koy gërëm ci baat boobu mbatit maa ngi koy doog a xam mu ni mooy culture ci wàllu njàng ak njàngale ci wàllu faj docteur Mbaye Thiam jaar na fi donc loolu politique yi ñoom ñoo koy décider mais ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal bi moomee boppam ak léegi dafa mel ni ci jafe-jafe la ñuy dund boobu ba tey dafa mel ni soo xoolee revendication ñaxtu yi askan yi di def 1960 ak léegi da nga naan Sénégal fekkiwul benn jéego jëm kanam donc loolu bu amee wax dëgg yàlla responsabilité première bi ñu war a taxaw seetlu mooy politique yi parce que ñoom lañ jox lenge yi li leen jiite leen te Sénégal mooy dëkk bi nga xam ni moom kese moo musul am coup d'état pratiquement en Afrique donc muy dëkk boo xam ni première condition di tax développement am moom yàlla suturaal na ko depuis 1960 mi ngi koy am mooy stabilité dal donc bu réew mi tollee fii kon war nañ interpeller les acteurs politiques ci réew mi fi mu toll ci wàllu koom ci wàllu jafe-jafe dundunu askan wi te boobu ba tey ñoom ñu leen di jox lenge yi ni leen doxal leen loolu foofu la thème bi amee solo amee njariñ te ci biir waxtaan bi dinaa wane responsabilité toujours les acteurs politiques dans cette situation actuelle moo tax li may ñaan ci biir waxtaan bi ba lañ ciy dugg ci ñaari tomb yi nga xam ni Mountaga wax na ko mooy damay ñaan ma tëggaat thème bi ni ma koy tëggee mooy bu ma waxee les acteurs politiques damay jiital lueur laay jiital maanaam yaakaar bi parce que sëñ Cheikh laa dégg mu ni ca Blaise Diagne ba tey noppalu wuñu te ku ñëw rek
yaakaar moo koy fal waaye buy def dox tuuti rek nit ñëpp seen yaakaar yàqe donc commencement bi toujours yaakaar day am mais buñ demee ba ci biir lañ yaakaaroon duñ ko gis donc toujours loolu mooy njëlbéen gi yaakaar moo tax bu ma tëggaatee thème bi damay jiital lueur yaakaar lueur boobu bu ñu demee ba ci biir yaakaar yàkkeeku muy lër mu mujj nekk naxee mbaay lër boobu bu amee bu boobaa nag foog jàppante am foog jàmmaarloo am donc les acteurs politiques au Sénégal entre lueur l'heure et heure donc noonu lay tëggeewaatee thème bi te loolu dinaa ci joxee ñaari misaal pour ñu comprendre démarche boobu lu tax ma jël démarche boobu wax naa léegi di Sénégal bi moom boppam moom Soudan français ñoo ànd mu nekk fédération gis nga loolu yaakaar bu rëy la juróom parce que réewu Afrique dañ mës a gëm ni wala dañ mës a jàpp ni bu ñuy dem indépendance dañu war a dem ñoom ñëpp àndandoo mais mujjul sotti dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest ñun ñëpp dañ jàppoon ni Afrique sax de façon générale loolu boo liiree histoire politique bu Sénégal ak histoire politique même de l'Afrique amoon na benn parti bu ñu doon tuddee parti du regroupement africain PRA mu amoon benn branche au Sénégal ñu tuddee kon PRA Sénégal donc loolu seen mbébét moo doon réewu Afrique yëpp bu ñuy dem indépendance ñu booloo mais mbébét boobu mujjul antu ndax yu bari xëy na loolu duñu tardel mais Sénégal ak Mali ñoom réussiroon nañ ba déggoo ni ñoom nañ demandoo parce que lu benn mën ñaar a ko dàq donc ñu ànd liggéeyandoo donc mu juróom yaakaar bu rëy muy fédéralisme boobu mais fédéralisme boobu bi muy sosu ku mel ni suñu Cheikh nga xam ni loolu ñiy jàngat politique ci Sénégal yaakaar naa ni tegguñ ci baaraam xaw ma lu tax nag mais buntu la bu ñu war a ubbi mooy ñaare fu réew mi mu sa toll bu ci jëlee responsabilité wax ci lim ci xalaat ñaare histoire daf koy jox dëgg bi ñuy taxawal fédération bi la alerte ni leen di jëm fu sori loolu am na ci fédération bi am na ci bi ñuy def référendum bi fi De Gaulle ñëwee pour ñu moom suñu bopp entre le oui et le non est-ce que Sénégal day accepter d'être dans la communauté franco-africaine maanaam ànd ak France mooy yaa ngi dégg ñu naan bi De Gaulle ñëwee Sénégal discours bu rëy ba wal jooju yëkkati ñu waroon voter ñu ni ndax dañuy ànd ak France des ci France wala dañuy moom suñu bopp moom mu ni on va rester daal di koy assumer oui on va voter oui am na ci histoire sax bu ngeen liiree téere yi ñi gënoon mag ci politique ci jamono boobu muy Senghor ak Mamadou Dia ñoom ñëpp fekku leen ba De Gaulle di ñëw mais moom mu taxaw assumer ni oui la ñuy voter te oui ba moom mu ñu gañ loolu da nga koy gisaat ci les événements de 1962 te mu nettali ko ni bi mu tàngee lool dafa dem gisi Mamadou Dia fekk boobu nee na waxtaan nag Senghor ba pare ba ñu déggoo ci ay kàddu mu ñëw ni ko li ma lay ñaan mooy nga joxe sa démission boo joxee sa démission quelque temps après Senghor dina la reconduire nee na Mamadou Dia ni ko mayoon ma xalaat waaye ba la ca mujj mooy mujjul def la mu ko wax mais nee na bañ demaatee ba ay jamono Mamadou Dia ci boppam moo yónnee ci boppam ni ko bu ma yëgoon lan ma waxoon ma def donc mu nekk loo xam ni day fës ci histoire taxawaay yu muy jël li ko ci yàlla di joxee ndam loolu moo ko dal ci fédération bi ñu taxawalee fédération mun leen du sori donc mu jël lueur bi ma waxoon léegi mooy yaakaar bi fédération bi loolu bi su foo koy gisee mooy ñaar bi ko séqoon ci gënoon ci am doole wala ñett yi muy Modibo Keïta nga xam ni moo nekkoon le président de la fédération Mamadou Dia nekkoon le chef du gouvernement Senghor nekkoon le président de l'Assemblée mais Mamadou Dia ak Modibo Keïta déggoowuñu woon pour des raisons personnelles te loolu soxna si ma waxoon léegi muy soxna Sané ci article bi ma leen tuddal léegi nettali na ko daat koy jële ci waxu Amadou Hampâté Bâ moom tamit ci article bu mu bind tudde ko les heures sombres de la rupture dramatique entre le Sénégal et le Soudan ci article boobu ci la Amadou Hampâté Bâ wax ni li jur éclatement ba problème personnel la entre Modibo Keïta ak Mamadou Dia ci benn rencontre boo xam ni waxtaan boo xam ni gouvernement bi ba mu dajee nee na waxante nañ fa kaddu yoo xam ni ëpp na sax ci kilifa di ko wax
donc l'heure bi daal di taxaw ego personnel fu mu mujj éclatement mooy heure bi dans la nuit du 19 au 20 août 1960 fédération ba éclaté 2 mois jour pour jour le 20 juin lañ ko taxawal le 20 août la fédération s'éclate loolu mooy misaal bu njëkk bi te loolu am na ci biir article bi ma tudd léegi te soxna Saare bind ko nee na li booleeg li ñu Mamadou Dia ak Modibo Keïta jubóo dikoo gi ñu jubóo dikoo dafa am yeneen yu ci rax yoo xam ni loolu mën nga ko firee lu tudd lu mystique parce que tamit ay réalité Afrique dafa am lu mystique yi yim fi joxe mooy nee na fédération bi dañ ko taxawal ci yàkkamti te xam nga olof danaan yàkkamti ak gaawtu bu juree doom réccu lay jur léegi ci yàkkamti lañ ko taxawal ba pare dañ ko taxawal ci bis boo xam ni bu ma ko mënoon wax ci olof bis boo xam ni bis bu ay gaaf la ànd ak yeneen yoo xam ni mooy bàkk ba nga xam ni moom lañ tànnoon muy bàkk Soundiata Keïta mu ni bàkk boobu ci Mandeng li ñuy firi mooy ñàkk a déggoo drapeau ba ñu choisiroon muy raaya ba drapeau ba dañoo def benn sindax ci digg raaya bi sindax boo xam ni genn gi dafa dagg mu ni loolu li ñuy firi ci Dogon parce que fii ñu Dogon la mooy au Mali li ñuy firi mooy ngay commencé mbir ma du yegg voilà mbir ma du yegg entreprise booy commencé taxawal mu leer la du àgg fa mu jëm donc yii yëpp boo ko boolee moo waral heure bi symbolisée par l'éclatement de la fédération du Mali. ñaareelu misaal bi ma ci joxe ci wane ni toujours lueur mooy jiitu yaakaar bu tas tegu ci jàppante wala jàmmarloo tegu ci ñaareel bi mooy indépendance yi ñun ñëpp dañ ko doon xaar suñuy maam bu ñu la koy nettali dañ naan la wax dëgg yàlla ay moment la yoo xam ni ñoom dañ ko yàkkamti woon moom seen bopp pour am seen liberté mu nekk benn yaakaar mais yaakaar ba lu sa mujj topp dañ ko amee quelques années dañu gis ni ndekete yoo indépendance bi ñu doon jooy yëpp ci yaakaar bu tas lay mujj moo tax nga dégg seen cheikh bi dem nañ ci sax bañ ni am nañ indépendance waaye mu ni tey lañ gën a nekk colonisé abadan loolu jàngkat yi ak yi nga xam ñooy gëstu ni ñu ko tuddee mooy le néocolonialisme bu dee vers les années 1968 boo demee ci livre bi Abdoulaye Bathily bind ci mai 1968 à Dakar la révolte des étudiants ou de la démocratie au Sénégal et de la démocratie au Sénégal mi ngi wan ni bokk na ca la waraloon soulèvement populaire bu étudiant yi en 1968 muy décolonisation inachevée mooy jox nañu indépendance ci tur ak ci làmmiñ mais en réalité indépendance amul donc yaakaar bu tas daal di taxaw yaakaar bu tas bi mu taxawee moo waral jàmmaarloo am moo waral mai 1968 moo waral coup d'état yi en Afrique wax naa léegi yàlla nag suturaal na ci Sénégal loolu nag mu jar jàngat boo xam ni bu xóot lay doon pourquoi li dal yeneen réew yi ba coup d'état am fa loolu am Sénégal te Sénégal amul coup d'état amul guerre civile ba tey yàlla ñuy suturaal donc loolu ñaareelu misaal la boo xam ni mën nañ ko joxe ci succession boobu nga xam ni logique lay doon toujours l'heure heure am na benn article bu Ibrahima Thioub bi nekkoon recteur de l'université de Dakar bind bi mu ko bindee ci article bi man koy wane ni ma nga tuddee article ba indépendance vous avez dit indépendance noonu la tuddee article bi mu daal di reprendre wax ji nga xam ni moom la Fama Doumbouya benn personnage la boo xam ni dafa nekk ci benn livre bu Ahmadou Kourouma bind tuddee ko le soleil des indépendances les soleils des indépendances Fama Doumbouya boobu wax ci biir livre ba ni indépendance daal Afrique juróom la ñu jox juróom
juróom yi mooy lan mooy jox nañu carte d'identité nationale jox nañu carte unique du parti parce que jamono yooyu dinaa ci ñëw ci biir waxtaan bi parti unique moo amoon dans tous les pays benn parti moo sañ a wax jox nañu raaya drapeau jox nañu hymne national muy bàkku réew mi waaye bi ci topp mooy prison juróom yooyu daal la ñu indépendance jox li ñu moomee suñu bopp léegi léegi muy laaj moom Papa Doumbouya ci biir livre bi kañ la indépendance yi di jeex kañ la indépendance yi jeex parce que gis na ni yaakaar bi ñu amoon ci indépendance yëpp indépendance fi mu mujj mooy yaakaar bu tas ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoo fi wutu tubaab yi daanaka dañ fi nekk nii rek day représenté wuñ dara tubaab yi ñoo continuer di moom suñu réew lu fi baax ñoom ñoo ci teg seen loxo nit ñi fi dëkk di fi yeewoo di fi juddoo fi yeewoo fi yaroo fi mënuñu am dara ci réew mi mu mel ni nga nekk doxandéem ci sa biir réew li am solo ci biir réew mi yëpp tubaab bi ni jox nañu indépendance moo continue di ko dëgg di ko yor te ñi nga xam ni ñoo jug ni dañuy xeex loolu ñoom tamit buñ joxul seen bopp tubaab bi jox nañ seen bopp beneen tubaab xam nga am na ñu jugoon di xeex ñi nga xam ni ñooy les premiers présidents d'Afrique jàpp ni ay valéwu France lañ mais ñoom it dañoo dem jox seen bopp soit Moscou parce que la plupart du temps c'est des communistes wala dem jox seen bopp Pékin wala jox seen bopp Cuba loolu dinaa ci ñëw ci biir waxtaan bi donc mu ñu yaakaare yàqiku na fépp te amul fenn fu ñu yaakaaree ni indépendance bii dinañu jural njëriñ ce qui veut dire que indépendance ba la mujj jur mooy folklore bi ñu doon waxtaanee dem te docteur Samba ñëw ci maanaam fecc ak woy taaxuraan gis nga festival mondial des arts nègres bi amoon fii 1963 donc nit ñi ñu bàyyi leen ñuy pëccëxoo di woy di organiser ay lamb comme ni mu amul ni mu amee léegi bu nit ñi nekkee ci jafe-jafe pour fàttaloo leen ñu organiser benn lamb est-ce que mu ngi doon daal la indépendance jur donc gis nga donc loolu rek laa bëggoon wane ci ñaari misaal yooyu léegi nag maa ngi doog a dugg ci sama poñ bu njëkk ci waxtaan bi te nga tudd ko léegi muy lueur l'heure et heure des acteurs politiques au Sénégal consubstantielle à la démocratie loolu mooy lan mooy yaakaar bu tas ak jàmmarloo mook démocratie ñoo ànd ci buñ ko tegee ci li may bëgg a wax mooy démocratie dafa nekk système boo xam ni muntaga système bi dafa laaj askan wi fu mënti toll di xeex pour jot boppam parce que démocratie ci ñaar rek ñaari keno la sukkandiku mooy liberté ak égalité moom sa bopp ak yamale ak yamoo nit ñi yem ñaar yooyu nag kenn du xëy jox la ko sur un plateau d'argent kenn du la ko may yaa koy xeexal sa bopp fuqar ñi ko loolu mën naa ci joxe misaal ci Sénégal parce que thème bi comme Sénégal la toujours ci lay joxe exemple yi mooy gis nga tudd naa sànq parti unique te Fama Doumbouya wax ko gis nga parti unique pour mu jógee Sénégal il a fallu que nit ñi jóg xeex ay nit faatu laa wax de am na ci ay nit yoo xam ne dem nañ ba pour parti unique jeex Sénégal ñu créer rébellion boo xam ni ña ngi ko commencé woon au Sénégal oriental mooy diggante Tamba ak Kédougou dem foofu samp fa ab rébellion pour mën a daaneel gouvernement Senghor bi fi nekkoon nga xam ni moo doon def parti unique pour nit ñi mën leen bàyyi ñoom tamit ñu am parti am sañ-sañ bi nga xam ni UPS à l'époque nga xam ni tey mooy parti socialiste ñoom ñoo yoroon réew mi ñoom ñoo waroon wax ci réew mi ñoom ñoo sañoon a def ñoom ñoo sañoon a dindi am ñoo xam ne loolu jaranoon leneen ñu jël arme yi dañuy xeex pour parti pour ñoom tamit ñu am seen parti bopp li may wax nii boo demee ci téere bi nga xam ni ki ñuy tuddee Sadio Camara nga xam ni c'est un ancien militant du PAI Parti africain de l'indépendance mu nga tuddee livre ba l'épopée du PAI au Sénégal de 1950 à 1980 moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo nekkoon mën nga ni ci commandement wu rébellion boobu ma tudd nga xam ne dañ leen a yóbbu Cuba bi ma doon tudd léegi
ñu former leen ci lan lañuy defee guérilla pour mën a daaneel état nga xam ni li ko Fidel Castro defee ba daaneel nguur gi nekkoon Cuba ñoom ñu jàng loolu pour ñëw daaneel nguuru Senghor pour clandestinité bi ñu leen bàyyi maanaam parti boo xam ni kenn reconnaître ko sañul wax sañul def ci Sénégal ñoom loolu jeex ci Sénégal gis nga xeex boobu moo jur en 1976 Senghor créé la loi des quatre courants 76 d'abord mu reconnaître ni 3 courants moo njëkk am le courant socialiste démocratique incarné par l'UPS, le Parti socialiste actuel, le courant libéral et démocratique incarné par le PDS, le courant communiste marxiste-léniniste incarné par le PAI bi doon xeex. En 1978 plus tard mu reconnaître un 4e courant ñu tudde ko un courant conservateur incarné par un parti qui s'appelait MPS qui n'existe plus. gis nga kon li ma la bëgg a wan rek mooy démocratie moo xeex ñoo ànd. Il a fallu ay nit xeex pour multipartisme am ba plus tard Abdou Diouf bi mu ñëwee en 1981 daal ni nag jàkk jàngoo ku mu neex noonu muy multipartisme intégral. tey bu ñu demee bu pluralisme médiatique am Mourchid sañ a am Sen TV sañ a am TFM sañ a am rajo yi y a presque 100 rajo et quelques rajo communautaires yi journaux yi loolu xeex moo ko jur. donc xeex moom démocratie ñoo ànd loolu boo demee ci livre beneen livre boo xam ni ku ñuy tuddee Mamadou Ndiaye ak ku ñuy tuddee Alfassi Amadou Alfassi livre bu ñu tuddee les conquêtes de la citoyenneté livre boobu dina la wan fan la Sénégal jaar ci xeex ba am ay li ñuy tuddee gis nga conquête toujours lañ koy tuddee conquête démocratique conquête citoyenne ba tey démocratie bi ubbeeku ba ku nekk nga mën a wax sa xalaat ku ne nga mën a sanc sa parti ku ne nga mën a taxawal sa entreprise de presse donc loolu première misaal bu mu bëggoon joxe la beneen bi ci wàllu égalité li fi xew yàggul muy mbirum Sonko Adji Sarr man jàngat bi ma ci am en tant que chercheur observateur mooy et en tant que juriste aussi mooy nit ñi li ñu jàpp mooy justice ci Sénégal ñii yamuñu ci yoon égalité devant la loi et devant la justice donc bul fàtte li ma la waxoon démocratie ñaari keno lay taxaw liberté égalité yooyu bu manqué rek nit ñi dañuy xeex pour am ko donc heure ba daal di taxaw donc li waral nit ñi jóg jaay seen bakkan ba am lu mat plus de 10 personnes yu décédé mooy nit ñi dañ jàpp nit ñi yamuñu ci yoon képp ku nekk ci pouvoir ànd ak pouvoir mais dañ lay làq boo defee njombe képp koo xam ne ànd ak pouvoir nga nekk opposition waxuma la sax dañ lay làq dañuy gaawal sa dossier yóbbu la mais mën nañ la sax sosal pour yóbbu la tuumaal la ci kanamu yoon dugal la mu nit ñi wàcc ba nit ñi wàccee ñi yoroon dossier bi lañ reculé donc conquête xeex donc démocratie moo laaj xeex moo laaj xuloo kooku moom kenn mënu ko dindi ci démocratie ci démocratie ni nga am loolu gis nga yaa ngi fàttaliku ña doon wax à l'époque ni dañoo war a jug xeex mooy dañ doon wax ni constitution bi moo ñu jox droit à la résistance à l'oppression démocratie également Mountaga dafa tegu ak ñi seetaan ci li ñuy tuddee compétition électorale maa ngi fàttali ko sax gis nga li yàlla di def hasard amul gis nga tey le 19 bi mooy date célébration du 19 avril 2018 le jour du vote de la loi parrainage nga xam ni jour boobu Dakar dañ ko bunkeriser kenn mënul dugg biir Dakar parce que dañ doon voté loi boo xam ni c'était décisif par rapport à l'issue de l'élection de 2019 parce que parrainage bi gëm naa ni bu amul woon élection yi du demee ni mu demee donc compétition électorale nag bu taxawee xëccoo am il faut am loolu moo indi jàmmaarloo bi ma la wax léegi 19 avril 2018 opposition bi jug ni kenn du fi voté loi bi majorité bi am doole ni dama koy voté donc xëccoo taxaw jàmmaarloo daal di taxaw donc démocratie compétition la compétition électorale nag boo ko waxee
nit ñi war a def dagaat baatu askan wi bu ñu waree dagaat baatu askan wi il faut ñu dig leen pour loolu jur yaakaar ci ñoom donc lieu bi daal di taxaw mais kooku ñëw dig leen buñ ko falee ba ca kanam dañuy gis ni lu mu digge woon lu ca bari du ko def donc l'heure bi daal di taxaw l'heure bi bu taxawee après toujours da ngay gis ni heure mooy taxaw loolu mën nga ko constater ci première alternance au Sénégal Ablaye Wade bi ñuy fallu avec un programme qu'on appelait CA2000 porté par une coalition qu'on appelait FALD, la coalition Front pour l'alternance en 2000 yaakaar bi alternance juróom nga xam ni nit ñi dem nañ ba ni Ablaye Wade boo waxoon nit ñi bu ñu tifleeti ci mbedd yi sax ñu tifleeti mu jur yaakaar bu rëy nga xam ni bi ñuy def prestation de serment am sax dafa def stade de l'amitié à l'époque Léopold Sédar Senghor actuel nit ñi fees ba nit ñi rembat yaakaar boobu mais gis nga dañ dem quelques années rek vers les années 2011 yaakaar ba yàqee loolu moo indi 23 juin 2011 jàmmaarloo yi pouvoir bi daal di daanu en 2012 beneen yaakaar taxawaat muy Macky Sall porté par la coalition Benno Bokk Yaakaar avec un programme qu'on appelait yoonu yokkute mu jur yaakaar lueur yoonu yokkute boobu dem ba ci biir ñu gis ni lii mënul nekk ñu indi PSE yaa ngi gis PSE dem ba ci biir ñu gis ni lii ay jafe-jafe la bër ci démb ci événement yi fi xew te ma wax ko léegi diggante ci Sonko ak Adji Sarr te mu jur jàmmaarloo yi ñoom ñu reconnaître ni ndekete njaw des naw xam ne ndekete ñun liñ doon appliqué yëpp askan wi gis ci bopp surtout ñi nga xam ni ñooy jeunes yi te ñoom ñoo ëpp ci askan wi est-ce que yaa ngi gis donc démocratie moo ànd ak loolu compétition électorale donc su ma tënkee sama premier point dama lay wax ni système bi ñuy tuddee démocratie dafa laaj jàmmaarloo dafa laaj dem ci askan wi dig leen dafa laaj boo leen digee bañ jox la également ba nga agsi da ngay xam ni li nga digee woon mënoo ko def boo defee yaakaar ba daal di yàkkeeku bu yàkkeekoo nag il faut jàmmaarloo deuxième bi wane loolu mooy ci politique lañ nekk te politique Sénégal ñi nga xam ne ñoo koy def ñëpp laa wax ñaari sëriñ yu mag lañ am ci politique ñaari sëriñ quel que soit parti buñ bokk sëriñ bu ñuy tuddee Machiavel ak sëriñ bu ñuy tuddee Sun Tzu. Machiavel benn xalaatkat la waaye également acteur politique la dafa bind benn téere tuddee ko Le Prince maa ngi gërëm sama benn ndijaay au passage bu dëkk Mbuur boo ma njëkk a wax baatu lawax ci wolof ma laaj ko imam Samba Diop bi nekk ci daara ji di ko nuyu moom tamit au passage mu ni ma lawax mooy ki nga xam ni mooy le prince héritier ki nga xam ni bu buur bi faatoo moom moo koy doon donc téere boobu le prince la ko tuddee mais tey boo ko doon ko léegi jamono da nga naan mooy le président de la république rek Machiavel mi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy tuddee Florence bu nekk Italie nguur ga fa nekkoon pour gaawal rek histoire bu yaatu la mais dama bëgg résumer parce que temps bi mayuñu ko am nguur gu ñëw falu ñu boole ko ca fal ko mu nekk secrétaire ci biir pouvoir boobu mu def 14 ans ànd ak pouvoir boobu daanoo ñu wàcce ko ci poste bi nekkoon mais dàq ko ci dëkk bi Florence mais parti ni Florence fa la artiste bu mag boobu ñuy la tuddee Léonard de Vinci nga xam ni moo defar la Joconde fa la dëkk ak ki ñuy tuddee Miguel Ange donc dëkk boobu dëkk bu taarixu la ci wàllu politique ak ci wàllu civilisation donc Machiavel nag ginnaaw pouvoir bi mu exercer pouvoir nag mu bind téere ginnaaw bi mu exercer bëgg a jàngal fépp koo xam ne da nga yor pouvoir tey nga mën ko tuddee président de la République soo bëggee sa pouvoir doo ko perte nan ngay def te wax naa la ni mooy sëriñu bokk na ci sëriñ yi gën a mag Sénégal ci ñuy def politique ñëpp gis nga li ngay njëkk a xam ci livre boobu muy bind daf ni am na yeneen livre nag yu mu bind mais bii moo ci gën a siiw mën nga ni tuddee ni mooy chef d'œuvre bu la neexee donte am na ñoo xam ne nee nañ discours
sur la première décade de Tite-Laye boobu moo gën a mooy chef d'œuvre mais bii daal moom la nit ñi gën a xam ci wàllu politique te di ko jëfandikoo léegi daf ni ci biir livre boobu politique yow mi nga xam ni da ngay def diine am morale religieuse am ay jikko ci wàllu diine ñu yare la nenn ni xamal ni politique boo koy def dafa am jikko yu boppam am logique yu boppam bu bokkut ak li la morale religieuse di jàngal li ñu lay jàngal ci jikko ci wàllu diine ak li ñu lay yare ci sa wàllu société nee na politique boo ko bëggee def da ngay sol mbubbu politique summi mbubbu wàllu diine affaire yooyu nga teg ko teg moo tax yi muy wax ni xëy na dina juunu ci dégg-dégg mais nee na boo yoree pouvoir daal bëgg doo ko perte jàppal ni yii daf ko yàq la war du ma tudd yëpp mais dinaa ci tudd quelque parce que temps bi day def nee na pouvoir ku ko yor il faut nga nekk koo xam ni da ngay jëfandikoo naxaate tromperie il faut ngay jëfandikoo li ñuy tuddee ruse daanaka naxaate la rek genre forme naxaate la il faut nga nekk koo xam ni da ngay wol xool cruauté da ngay cruel il faut nga nekk koo xam ni da ngay jëfandikoo violence di ko teg ci nit ndax lan ndax pouvoir dina àgg foo xam ni boo waree rey sax pour sa pouvoir régner da ngay rey nit moo tax ñu jàpp ni Machiavel mooy ci njëkk a xalaat li ñuy tuddee donte baat bi di njëkk ko utiliser li ñuy tuddee raison d'état raison d'état moom nécessité politique la ko tuddee mais xalaatkat bu ñuy tuddee Giovanni Botero bi mu bindee livre bi ñuy tuddee de la raison d'état moo njëkk a utiliser concept bi mais xalaat bi contenu bi ki ko njëkk a def mooy Machiavel raison d'état mooy tax nit pour président bu laajee mu rey ni sax daf koy rey parce que pouvoir am moo ko laaj gis nga boobu muy la boo yoree pouvoir te bañ koo perte jàppal ni aussi pouvoir war na tax ngay wane loo gëmul dissimulation xam nga olof danaan bëñ ree na fekk xol bégul waaw ñuy waxaat aussi bëñ weex na waaye deret a ko la dissimulation nee na nit ku yor pouvoir daf ko war di def nee na nit ku yor pouvoir également bu ci ne mën naa cee joxe nag ay misaal la damay ràmbal rek pour temps bi mu ni boo yoree pouvoir aussi da nga war di li ñuy tuddee wor trahison da nga ko war a def bu ko laajee mais boo yoree pouvoir aussi da nga war a defar sa nataal sa image di wane image boo xam ni image boobu mooy dëppoo li nit ñi bëgg donte yow image boobu gëmoo ko boo yoree pouvoir également da nga war a nekk koo xam ni kenn mënu laa dàkk fenn versatile mën nga wax lii tey suba nga wax lee xam nga loolu mooy jur tey li ñuy jooy ci suñu réew mi ñu koy tuddee transhumance tey bu la neexee nga ànd ak pouvoir bi su daanoo nga ànd ak kële weddi sa bopp xam nga léegi sax avec VAR yi dañ la koy tegal faf xam nga sax ñun ñi dëkk te maa ngi fàttali yow Thiès nga dëkk man Thiès laa dëkk transhumance moo ko jur moo jur li ñuy tuddee entrisme politique nga xam ne tey ñu ngi ci wutal xas woo xam ne day sànni man dama xamul ndeysaan nit ñi dëkk Thiès ndeysaan nitu Thiès xam nga ñun Thiès lañ dëkk te suñu yoon nekk ci ndeysaan mais ñu tuddee nañu nitu Thiès donc am na yeneen yu mu wax mais damay ràmbal léegi yii daal jàpp na ni ku yor pouvoir bañ ko perte il faut nga koy jëfandikoo Sun Tzu moom daal koy feelu jaar fële tuddee livre am l'art de la guerre nga xam ni ñuy def politique ñëpp moom la ñuy utiliser en tant que stratégie moom ci affaire guerre militaire la ko taalifoon mais nit ñi jël ko ci politique adapté ko parce que ñu bari dañ jàpp ni politique guerre la kon heure ba ñëw guerre la Sun Tzu moom yàlla daf ko mayoon ci wàllu xare mu dem ci mu dëkk ci benn tund boo xam ni dafa amoon ñaari dëkk tey bu ma doon misaal mën naa tudd tey ñii Kajoor par exemple ak Waalo seeni ñaari buur jubóo di ko ba dem ba nar a xeex Sun Tzu comme moom xam na ni ñuy xaree mu dem ci buuru Kajoor ba ni ko dama bëggoon nga jël ma soo ma jëlee ma jàngalal la formel la ay soldats yoo xam ne waxuma la xeex di nga nar a jëm yàgg Waalo waaye xeex boo taxawal ci yaa koy gañe
buur bi ne ko man daal livre bi nga bind l'art de la guerre gis naa ko mais li ñu ci wax ni daal ay théorie la rek loolu mënul nekk. mu ni ko en tout cas boo ma booleeg ay nit de ma former leen dinaa leen former ba li ma la wax nii di nga ko am. mu ni ko même bu ma la joxee ay jigéen mu ni ko waaw waxuma góor mais jigéen sax soo ma ko joxee ma former buur bi comme ni mu daan amee bu njëkk ci biir palais yi dañ daan am jigéen yu bari ñoo xam ni seeni nekkaale la ñuy doon mu jël lu ma téeméeri nekkaale boole ko seen ni ko demal nga former ma nii ba ñu nekk ay soldats ma testé ma xool li lay wax. Sun Tzu yóbbu leen fekk palais bi yaatu na ñu yóbbu leen ci benn bayal ci palais ñu commencé Sun Tzu daal di jël jigéen ñi def leen ñaari xaaj mu nekk kon juróom fukk fenn fu ne juróom fukk fenn fu ne mu wut kenn ku leen di commandé nekk seen chef mun leen taxaw leen seen rang yu jub ngeen taxaw bu ngeen taxawee mun leen li ma leen njëkk a wax da ngeen di déglu li may wax fexe leen ba xàmmee seen dënn bu baax fu mu nekk xàmmee seen gannaaw fu mu nekk xàmmee seen loxo ndijoor fu mu nekk xàmmee seen loxo càmmoñ fu mu nekk parce que li ñuy liggéey yëpp ci foofu lay aju ñu ni ko waaw dégg nañ li nga wax mu leen mu jël benn lu mel ni ndënd ni bu ma tëggee benn tëgg benn yoon mooy taxaw leen jub xocc yëpp ci seen i dënn su ma tëggee ñaareelu tëgg bi fexe leen ba seen côté ndijoor ngeen jëm côté boobu su ma tëggee ñetteelu tëgg ngeen jëm seen côté càmmoñ su ma tëggee sama ñeenteelu tëgg ngeen fexe seen ginnaaw fi mu nekkoon ngeen indi ko ci seen dënn nekk seen dënn fi mu nekkoon mu nekk seen dënn donc loolu la ñu njëkk a jàng bi mu waxee loolu jigéen ñi commencé xaqataay daanu di rek kii lu ñuy wax ni mu ne est-ce que li ma wax leer na ñu di ko leer na waaye li ngay wax ni daal waxoo fi dara mais li ma leen wax daal defal leen ko mu joxe ndigal joxe ordre def nam defoon ñu daanu di xaqataay di rek mu leen comme li ma leen wax leer na jëfewu leen ko nit ku ñu jox ndigal nag te jëfewu ko li ci war mooy ay daan kon dama leen di daan léegi daan bi mooy lan yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci rangée bi ki leen jiite woon ray leen ko may gis ñooñu ni ko yow daal ay wax ngay wax mu wax ñee tamit la même chose ñoom tamit ñu daanu di xaqataay di rek fekk bi ñuy wax loolu lépp benn dag ci dagu buur yi liy seetaan seen mu daal di daw ci buur bi ni ko kii daal vraiment yuy wax nii ma nga nekk foofu ak jigéen ñi sax jàppewuñ ko ku sérieux faf léegi buur bi ni ko demal nga ni ko li mu doon def mu arrêté bi mu ñëwee wax ko seen jour ni ko déedéet man dañ ma fal moom moo ma fal di ma laaj résultat résultat bi mooy ma formel ko une armée loolu bala ma jóge ci lii loolu dafa am résultat boobu moom dama koy indi daal di continuer liggéeyam daal di waxaat jigéen ñi la même chose ni leen bii mooy dernière chance bi ma leen di jox ba mu jaaraatee fa mu jaar jigéen ñëw fi jaaraat fañ jaaroon nekk di rey di ko rey mu daal di jël moom fekk mi ngi yoroon benn jaasi yi mu yor daal di ñëw ci ki jiite woon groupe bu njëkk bi daal koy rendi xet dagg baat bi dem ci ko groupe 2 bi daal di dagg baat bi gis nga bi mu defee loolu di mu commencé waatee ni nañ commencé liggéey gis nga ordre bu mu joxe dañ koy def mel ni mënuma ñoo xam ni dañ koy yàgg a jàng 100 ans fa la jógee former sa armée boo xam ni ay jigéen ñoo ko constitué non seulement ñoo gagné guerre ba ñu jëmoon mais képp ku ñu nar a tasee la ci guerre da ngay fiit ba doo nelaw ba finalement tumoo yëpp ñoom ñoo ko mujj moom buur boobu muy buuru Kajoor boobu boo ko doon misaal Sun Tzu moomu nag moo jàngale lii may bëgg a wax ni nit kuy def guerre te nit ñi di ko jëfandikoo ci politique il faut yii nga mën ko dama ci jukki nag yenn rek lu ma wax yëpp nee na booy jàmmaarloo sa adversaire fexeel ba sa adversaire del fexe muy mer di ko merloo ngay fexe mu mer parce que bu meree day ragoog sa bopp nee na bu si nee nag mën naa di joxe ay misaal ci terrain politique mais day yàgg beneen bi mu ni fexeel ba say adversaire day leen diviser bu ñu ànd mukk boo gisee ñu ànd rek fexeel ba diviser leen bañ a àndandoo di nasanoo di nocceenoo nee na fexeel ba sa adversaire li ñuy tëral ci stratégie pour jëm sa kaw nga koy xam bul ko bàyyi mukk fexeel ba lu mu yendoo nga xam ko lu mu fanaanoo nga xam ko fexeel aussi ba
del def li ñuy tuddee diversion maanaam di naxasaale di def loo xam di gëmoo ko di wan ni lii laa gëm fekk du loolu yow leneen nga bëgg wax feneen nga bëgg a jëm nee na aussi del fexe bay bett sa adversaire waaw dee ko bett nee na fexeel ba aussi say adversaire soo ci mënee am ñoo corrompre ñii soit nga jox leen xaalis ñii soit nga jël leen jox leen ay privilèges ci li nga yor yow pouvoir wala ñii sax nga dem ba boole na rek ay jigéen pour yàq seen der xam nga loolu loolu moom du ma ci sori junj doy na borom xel est-ce que yaa ngi gis seen journée loolu day ko def soo bëggee di gagner fi may mujjee mu ni fexeel aussi ba bay def espionnage sa adversaire xam nga loolu day ànd ak la ma waxoon ni fexeel ba sa adversaire lu mu nekk nga xam espionnage pour xam ci lu mu ne di jël ay renseignements généraux wala ay agents secrets ñuy dem di topp sa adversaire lu ñu nekk ñu xam ko say adversaire aussi comme loolu mën nañ la ko def buñ la ko defee ba nga découvrir yi nga xam ne ñoom la ñu yónni ñoom boo leen jàppee bu leen rey utiliser leen contre espionnage sunu lii la jàngale donc képp kuy def politique di jëfandikoo lii su ma tënkee di jëfandikoo li Machiavel di wax di jëfandikoo li Sun Tzu di wax il faut que politique boobu heure dina ci am lueur dina ci am heure dina ci am. d'accord sama deuxième point ñu waxtaan fi may d'accord et je pense que foofu am na solo jiite. waaw et su fekkee ne premier point bi daanaka liñ ci andi buñ koy dëppale ak actualité. donc dañuy gis ne bëri na par exemple ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo politique dañuy inspiré wu. ci ñi nga xamante ne mooy Machiavel. ak ñu ni mel. parce que point yi ñu fi tudd. ça date de l'Antiquité. mais mën nañu wax ne tey ak champ politique Sénégal ni mu bindoo daanaka. ci loolu la ñuy liggéey. ba ci wàllu yaakaar bi nga wax. am na benn boroom xam-xam buy nettali benn premier ministre bu ñu faloon. ne ko kat mais bi muy campagne dafa defoon ay promesses politiques ne leen su ngeen ma falee naa leen defal nangam comme ni ñu koy faral di gisee Sénégal. bi mu faloo ñu toog quelque temps ne ko mais li ñu waxoon gisuñu ko mu ne mais promettre woon naa leen dara mais est-ce que dama leen promettre woon ne damay respecter samay promesse. d'accord pour wax la ci cadre leer boobu. leer bi aussi mën na am beneen façon bu mu dikkee. imagine tey par exemple ay exemple la yu dul jeex dañ koy gis ci Sénégal di ko gis ci Afrique nit koo xamante ne dina ne su ngeen ma falee dinaa leen créer benn université. ñu toog quelques instants gisuñu université ne ko mais attends yow yaa ngi waxoon ne dañ ñu créer université. te gisuñu sax béréb bu fi taxaw mu ne leen mais attendez. waxuma leen woon naa leen tabaxal université dama ne woon naa leen créer université te décret portant la création de l'université publié nañ ko donc créer nañ université. ok d'accord wax la ci wàllu leer ay exemple yu dul jeex la comme ni nga ko andee donc voilà naka la ñuy mën a sukkandikoo maintenant ci point yooyu pour mën a réinventer waat nag la politique au Sénégal. foofu laa jëm nii donc mooy sama ñaareelu point bu mag bi mooy il faut ñu xalaat lu bees Sénégal parce que sëñ Moustapha laa dégg. su fekkee ne tamit nit ñi nga xamante ne ñu ngi en direct di ñu suivre à tout moment mën nañu woote. vraiment pour participer wala ci waxtaan wi bu ñu amee ay questions yu ñuy poser. ak itam ay contributions yu ñu bëgg a def ñu mën ko jëlaale en même temps. donc ubbi nañu ligne bi je pense que numéro bi affiché kenn ku nekk mën na ci woote pour mën a bokk ci débat bi. néanmoins mën nañu continuer ak suñu deuxième point. sëñ Moustapha laa dégg mu ni lépp rap am na université Ramadan bu mu ko wax dama fàtte ci ban année mu ne adduna bi lépp rap lu rap nag il faut ñu yeesal ko te li rap démocratie daf ci bokk. waaw am na ku nekk ci ligne bi mën nañ ko jël ñëwaat. allo bismillah. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Mountaga Sall. waaw kooku. Abdoul Aziz Bey Kayar. Abdoul Aziz ñu ngi lay ziar. yàlla nangu ziar. na ngeen def ak coono yi. sant yàlla bu wér. bismillah Abdoul Aziz. ñu ngi nuyu sa invité. jërëjëf. c'est-à-dire rafetlu vraiment plateau bi am na solo. merci beaucoup. macha allah bu ko defee xam naa benn question lañ amoon rek. muy comment peut-on distinguer. les leurs. dans les lieux. pour pouvoir éviter les heures. Macha Allah. Parce que nous sous-entendons que dans les lieux que
certains politiciens nous di ñu jox de par leur programme ba tax le votant wala boog le sénégalais bi di am li nga xam ne ci mooy yaakaar boobu ci programme bi ñu politicien di présenté leer boobu ñu ci am est-ce que nekkul ni leer boobu ci biir dafa am ay leer yu nga xam ne ci seul ki nga xam ne ci moom mooy présenté ces leers moom moo koy xam maanaam question mooy ñun en tant que les Sénégalais nan lañ mën a def ba distinguer ces leers di nekk ci biir leer yooyu pour ëllëg ñu dem ba mujj mu nekk un heure intéressant macha allah loolu moo nekk je ne sais pas si je me suis fait comprendre intéressant si comprendre nañ moo question bi macha allah di jégalu bu baax di jégalu ci dab bi ndax dañoo toog wax rek pour concentrer wu pour mën a jël xam am na solo vraiment am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax je pense que question bu am solo la. am na solo waaw. et léegi dañuy buñ terminer fii. effectivement mën nañu continuer ci des. léegi comme li ma wax. Serigne Moustapha moo ni lépp raf. il faut que ñu yeesal kon. démocratie nag lépp gis nañ ci àdduna. dafa nekk en crise lépp. donc comme dafa nekk en crise il faut que ñu jéem a xool Sénégal nan la ñuy fexee wut lu bees loo xam ne dina yeesal démocratie loolu nag pour commencer ko il faut ñi nga xam ni dañuy def politique ñu ñaan leen fi lueur nekkoon. am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko ñëwaat. bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. bismillah. Pape Rufisque encore. maa ngi leen di nuyu. Pape ñu ngi lay ziar bu baax. di nuyu jiite di nuyu sunu mbokk waa Thiès yi bu baax a baax yéen ñi ngi représenté tey ci plateau bu am solo bi. jërëjëf Pape. merci. ñu waxtaan ci wàllu politique en tant que tel daal jiite dama defe ne c'est de demander la part de Dieu sur les humains parce que loo xamee ne yàlla rek moo ko waroon a méngoo bu ñu defee dañu ne am na ay acteurs yu taxaw ne tey jii dinañu remplacer suñu borom ci nit ñi ci ëtt suuf bi tey jii ñooñu bu ñu demee ba ñu naan ñoom ñu ngi jox nit ñi ay yaakaar est-ce que ñoom ñoo yore yaakaar yi wala boobu dañu waroon a sukkandiku ci suñu borom pour seen yaakaar mën a dëgër mais wax nga sànq ci Machiavel wax ne il faut ñu effacer wàllu yàlla wàllu ngëm wàllu pas-pas donc est-ce que kon du ñu jàngaat lan mooy politique actuellement lu tax ñu bëgg dindi religieux yi ci wàllu politique parce que yàlla aussi bi mu joxee aadama dafa amoon yaakaar ci moom aadama mais Iblis dafa ñëwoon moom it jël def candidature muy ñaari acteur politique waaw ñaari candidat yooyu gis nga li si yàlla wax donc wax nga aadama yàlla dane ko yow na nga taxaw ci kaw suuf mais bul wuute ak man mais Iblis dafa ñëw ne man damay coloniser la aqudanna lahum siratakal mustaqim wax nga sànq summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aksarahum shakirin dinaa dikkee penku dinaa dikkee saw dinaa dikkee ci kanam dinaa dikkee ci gannaaw donc échec dinaa leen teg échec yu mag a te yàlla dana woon rek maam aadama na nga fexe ba wax nit ba seen yaakaar du tax innaka alla tajua fiha fexeel ba bu nit xiif wala taara bu mu rafle wa annaka an la tazmaa bu mar mi rey nit ñi wala tadaxaa bu fi kenn tumuranke donc politique bu aadama yàlla daf ko définiroon ci bien-être nit ñi mais tey politique bu waa adduna mooy yi nga wax nii seytaane moo fi nekk yaidukumul faxr moom toujours ci lueur ak lueur lay def la yàlla wax ne ci lay dox waaw te yàlla nee ne yaidukumul faxr diggéem yëpp à la fin musiba lay doon perte lay doon donc daal redéfinir la politique ici au Sénégal il ne faut pas exclure vraiment la partie religieuse parce que boo génnee yàlla man lam yaudda muhammadan fi ilmihi fal ilmu fihi xasaaratun wa malaamu xataa nag fi siyaasa asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. vraiment jërëjëf Pape je pense que
contribution bi am na solo. waaw et moo lay permettre sax nga dugg ci transition bi directement parce que yaa ngi ko ci deuxième point bi. ci naka la ñuy réinventer un système politique au Sénégal. parce que lu njëkk li ma doon wax mooy réalité bi. absolument moo fi nekk. loolu moom koo la déglu noo mooy réalité. absolument léegi nag boo comme miroir de la vérité la ñu wax mooy thème central. soo taxawee ci miroir bi li ngay gis jàppal ni yow la bul ni non non miroir bi mooy déedéet vérité dafa saf kaani. kaani la donc gis nga olof ni dëgg kaani la kooku tuf mu toxali. mais il faut nga ñeme boo bëggee faj góom bi il faut nga bomb ko ba mu set. mooy première partie bi réalité bi fi ne lii léegi nag pour réinventer li may ñaan ci wàllu politique acteurs yi mooy à la place de lueur je pense baatu vision. gis-gis dama am gis-gis boo xam ni fii laa bëgg a yóbbu réew mi lii mooy sama yéene ci réew mi yéene boobu moo may ma tabax programme su ma tabaxee programme bu ma koy tabax ma nekk de bonne foi yaakaar naa dina dugg sax ci li Abdou Aziz wax su may tabax programme bi ma nekk de bonne foi mais bañ a jëfandikoo pour nax nit ñi loolu bañ maa yëkkati parce que loolu bu la yëkkatee rek boo ko ci dugalee yàlla dina la nattu forcément tas yaakaar dina la mais boo amee vision teg ko ci dëgg wax nit ñi vision ba bañ leen wax lu mënul nekk boo demee ba ñu jox la ku ne xam na ni nit mënul lépp toute œuvre humaine est imparfaite boo dee doxal dina dem ba ci biir am lu sooxe ci doxal ba donc à la place de l'heure bu boobaa limite de ta vision wala de ton programme lay doon te bu boobaa di nga ko mën a wax askan wi ni leen lii ak lii de ci vision bi ma leen dénkoon ak programme bi lii ak lii moo tax mënul nekk te nit ñi ay borom xel lañ li ngay wax dinañ xam mën na nekk wala mënta nekk à la place de heure bu boobaa contradiction laa fay teg mooy nit ñi mënuñu bokk ni ñuy xalaate mënuñu bokk fu ñuy gisee moo tax parti yi bari donc bu ñu baree ku nekk am gis-gis ku nekk sa gis-gis boo ko tegee ci vision bu boobaa débat civilisé dina mën a am ci penc bi ba nga xam ne dinañ moytu heure débat civilisé boobu nag xam nga maam Cheikh daf ci jàngale loo xam ni lu am solo la mooy nee na débat ci penc yàlla dafa ñaan yonent bi nañ ci exclure ñaar mooy ki nga xam ni gémmiñam dafa rëy te amul argument mu tuddee ko aladul xisab ak ki nga xam ni dafa am argument te yarul boppam ba mën a génne argument yi mu tuddee ko woo fil xisab am na ku nekk ci ligne bi jiite ñu jël ko ñëwaat bismillah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah mën nga ñu fàttali tur bi. man maa ngi tudd Mansour Faye. dëkk Rufisque. Mansour Faye Rufisque. Mansour bismillah. d'abord damay féliciter monsieur Djité. monsieur Djité. je pense que exposé bi am na solo. merci beaucoup. man de li ma doon wax mooy. contribution laay def mais en même temps am na question ci biir. boo xoolee suñu réew yi d'après ni ma déggee monsieur Djité. C'est comme si on est toujours pris en otage par les occidentaux. Parce que l'indépendance bi ñuy doon wax amul. Ça veut dire qu'il y a toujours une néocolonisation qui existe. te loolu su amee cela veut dire que il y a des complices. Si par exemple on est pris en otage par les occidentaux, c'est parce que il y a des complices au niveau de nos pays sous-développés. Maintenant, ma question est la suivante. Comment peut-on faire pour sortir de cet otage-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nan la mën a def pour que otage bi nga xamante ni noot bi nga xamante ni pays occidentaux yi ñu koy noot ñu mën cee rëcc. beneen bi mooy on parle toujours de démocratie. Mais démocratie buñ koy wax lër la. bu tax ma ne lër la mooy ñi koy wax seen bopp gëmuñu ko. wala suñ koy utiliser c'est quand ça les arrange. si dañ koy utiliser mais quand ça les arrange pas duñ ko utiliser. Je pense que c'est une démocratie qui est masquée même. su ma ko mënee tuddee noonu démocratie masquée moo am suñu réew yi. dañ koy mi ngi mel rek tey jii boo doon wayal sa soow.
li nekk ci kaw mooy dax bi. buñ ko wax. boo xoolee fi mu sow la mais ci kaw ngay gis dax bi. mais pour mu nekk sow pur dañ ko war a jaxasee. c'est-à-dire que démocratie bi ñuy wax par rapport ak ni mu ko expliqué. dafa war a nekk sow pur bu ñu jaxasee mais pas loo xamante ne c'est superficiel. maanaam ci wax rek la nekk mais nekkul ci jëf. te loolu danger la parce que tey jii d'après ni mu ko expliqué y a des faits yoo xamante ne am na fi. mooy heure yi muy wax noonu. c'est des violences yoo xamante ne ni si on ne règle pas le problème dès à présent. li nga xamante ni moom la ñëpp di craindre mooy mu am benn coup d'état wala mu am guerre civile. boo moytu foofu la ñuy jëm. te loolu dañuy ñaan yàlla na ci yàlla musal. amiin amiin. donc li ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy diriger. ñu xoolaat bu baax seen toogaay. te aussi dañuy yëpp dañuy dem ñu xool ci suñu borom. parce que réew bu bëgg avancer il faut ñu koy gérer jub. li tax suñu réew su africain yi suñu réew su développé mënul avancer c'est parce que ñi ñuy diriger jubuñu. ñàkk jub boobu moo tax dafay feeñ ba ci lépp. tey jii même bu ñu diggee ay emploi ne 500 emplois wala 1000 emplois. tey jii même bu dee dañ koy jëfee sax façon anam biñ koy jëfee ça laisse à désirer parce que yow boo fekkente ni àndoo ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi même bu amee ay compétences. duñ la jël. tey jii je prends l'exemple de la santé. aujourd'hui on voit des infirmiers. des assistants infirmiers des gens yoo xam ne ils ont fait des années. pour am benn poste. mais bu ñu demee bay recruter boo demee dañuy jël ñoo xamante ne nii amuñu jot sax benn diplôme jël leen acheminer leen ci hôpitaux yi jaay ticket sax duñ ko mën. vous pensez que avec ça on peut se développer c'est pas possible. c'est pas possible. c'est vraiment dommage mais suñu gouvernement yi war nañ xoolaat seen doxalin. nit ñi seen bopp war nañ xoolaat seen doxalin. parce que tey jii ku àndul nag le parti au pouvoir. yow jàppal ni pour nga tekki lu ne di nga ko daj. dëgg la sëñ Mansour jërëjëf. donc xam naa damay yemale foofu sama kàddu. parce que thème bi tellement dama tawal. dama jot ko def programme. intéressant bopp bi mooy métti mais vraiment damay remercier sëñ bi. monsieur Mamadou Djité. ci thème bi. thème bi normalement dafa nekk thème boo xamante ne nii war nañ ko di wàccee jusqu'à la base ñëpp déglu ko Sénégal bi yëpp war nañ ko déglu vraiment ñu koy ñaanal yàlla. yàlla yokk leer sunnaam. jërëjëf sëñ Mansour tey ñaan yàlla aussi suñu Sénégal bi yàlla def ci jàmm. amiin jàmm ci la lépp xaj. amiin waaw jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf sëñ Mansour sëñ Mansour. donc Mountaga li ma doon wax ci débat waaw damay daw rapidement xam naa du ma mën a dawal lépp mais baax na ba tey noonu la parce que nit ñi ñu ngi complété absolument maanaam débat bi gis nga ni mu suufee Sénégal dem nañ sax ba dugg ci problème identitaire am ay journalistes yi jug ni xaw ma joolaa yi ci séeréer yi ci commencé créer ay problème loolu lépp ñàkk argument moo ko indi absolument nit bu demee bu réyee gémmeñ te amul argument foofu lay mujj donc il faut que ñu civiliser l'espace politique di am ay débat responsable loolu bokk na ci ñuy réinventer la politique et la démocratie et le système au Sénégal deuxième bi mooy il faut que ñuy politique ñu amaat beneen contrat de confiance ak peuple bi parce que gis nga Mansour li mu wax maanaam tey askan wi ñoo weddi ñuy politique mouvement citoyen yi ma tuddoon ci njàlbéen la ni dama leen ciy boole ak activistes yi lu tax ñu am doole tey mooy ñi nekk ci biir parti yi te jaglee loolu politique dañ dem ba décevoir askan bi donc contrat de confiance bi leen lié woon ak askan wi dafa dagg ci nga contrat de confiance boobu il faut que ñu tabaxaat ko xam nga nu ñu koy tabaxee ci sama gis-gis mooy joxe naa ci exemple Machiavel ni mooy seen sëriñ ak sëriñ mais dafa am keneen am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko ñëwaat bismillah ci la bokk allo sëñ Mountaga oui allo salaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi ziar bu wér ñu ngi delloo ziar sang bi Ali Diop la Ali ziar nañ la ñu ngi delloo ziar waa Mountaga c'est vrai naka yi tey waaye ñu ngi sant yàlla bismillah Ali bismillah waaw kay dama bëggoon intervenir tuuti rek ci thème bi waaw surtout pour naka la ñuy réinventer système politique boo xam ne dinañ mën a am lu yor au Sénégal parce que man dama jàpp ni au Sénégal li ñu war a jëkk fexe def mooy parce que suñ problème je pense surtout c'est un problème de peuple
et non pas surtout les acteurs politiques. waaw léegi li ma jàpp mooy fi ñuy commencé. mooy il faut que le peuple apprenne à être souverain. la souveraineté boobu noonu moo ñuy permettre. bu ko peuple bi acquérir mu mën a indi njariñ ci acteurs politiques yi mën a changer. absolument. waaw te souveraineté yooyu noonu fi ñuy commencer surtout je pense mooy l'organisation d'élections libres et transparentes foofu lay commencer loolu noonu buñ ko acquérir rek je pense que la yeneen changement yi ci war a topp yëpp dana ci topp. il faut aussi que le peuple apprenne à sanctionner les acteurs politiques d'une façon qui puisse permettre ñi fi toog xam ni peuple bi moo leen fi bàyyi. absolument. voilà je pense que loolu noonu bu fekkente ne acquérir nañ ko. ñaar yooyu noonu mooy suñu souveraineté boo xam ne dinañu permettre. ñu organiser suñu élection de façon libre nga xam ni la volonté du peuple sera exprimée et non pas la volonté de quelqu'un d'autre. je pense que foofu noonu dañuy am changement. parce que le peuple commencera à gouverner comme li ñuy wax gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. par le peuple di dañuy douter ba tey pour le peuple bi moom on n'en parle même pas du tout. donc foofu je pense foofu la ñuy commencer pour mën a maîtriser ci la chose politique. intéressant. ñu ngi rafetlu bu baax professeur bi tey ci ni mu idée waxtaan bi. jërëjëf. di leen jaajëfal bu baax di delloo di ziar. jërëjëf. merci. donc li ma doon wax Mountaga mooy moom am na lu mu ci laal sax mooy bu njëkk bi dafa am keneen koo xam ni référence la ci politique te acteur la woon boo gisee ñi may cité ñëpp ay acteurs lañ mais ay penseurs lañ donc du ma bëgg a cité toujours ñi nga xam ne théorie bi la ñuy def absolument pour wane ni li may wax mën na nekk koo xam ni boo demee ci livre bi Sagar Seck bind mu nekk docteur en philosophie tuddee ko Machiavel et la communication politique. daf ci cité benn auteur bu tudd Thucydide. nekkoon ci Athènes. mu cité ci ku ñuy tuddee Périclès. jombul ni mos nga dégg turam mu ni Périclès boobu. lu tax ñu tuddee ko le premier des Athéniens. nga xam ni dafa nekkoon un homme d'État bu mucc ayib boo xam ni dañ koy citer en exemple en matière de démocratie mu ni Périclès boobu. dafa boole woon ñeent la boole woon bu njëkk bi mooy Périclès yàlla daf ko mayoon mu am fasaaxa dog la buy wax ak peuple am li ñuy wax dinañ ko mën a dégg. d'accord. deuxième ba dafa nekkoon ku ñor. d'accord. ñetteel ba mu nekkoon ku gëm réewam. ñeenteel ba mu nekkoon koo xam ni dafa désintéressé wu. mais yooyu exemple la ñu soxla tey pour réinventer notre. d'accord jiite vu que temps bi ñu defee bariwul. et je pense que contribution yi am na lu mu andi ci maanaam ci deuxième partie bi naka la ñu mën a réinventer un nouveau système politique. et donc dañuy jëlaale questions yi en même temps. comme ça va nous permettre d'aller aussi. ok léegi je pense que mën nañu njëkkee ci question Abdou Aziz bi. moom je pense que wax na lu ko xaw a niru. loo xam ne nee na naka la ñuy mën a distinguer leer yi ci biir lumière yi. waaw loolu moom je pense que lii ñuy def nii ci la bokk. maanaam il faut askan wi ñu xam ni. ñi nga xam ni ñooy ñëw ci ñoom di dagaan baatu askan wi. seeni sëriñ xam nga moom laa wax léegi seeni sëriñ ci li ñuy def ñaari nit Machiavel ak Sun-Tzu te ñaar ñooñu wax naa leen li ñu jàngale ci politique. donc à travers waxtaan bi. nit ñi war nañ xam ni ñiy politique di ñëw ci ñoom. ala falha budda bu ñuy ñëw. liñ leen di wan. nañu jàpp ni lu ci ëpp nekkul. ok lan leen di wax lu ci ëpp nekkul. parce que seeni référence xam nga nit il faut nga xam fan lay naane. fan mooy source am. donc source boobu boo ko xamee kii politique bu ñëwee ci yow. bu la waxee di nga ne ko rek mais yow di nga xam li nga xam. absolument je pense que loolu moom ràññee. donc askan wi il faut mu ràññee mais ci biir askan woowu xam nga foofu laa naroon a indi limitu démocratie xam nga démocratie am na ko wax léegi Mansour Faye maanaam baat la boo xam ni ñun dañ ko jël te xamuñu la muy tekki dëgg
boo demee ci livre bu Ndongo Samb Sylla livre bu intéressant mu tuddee ko la démocratie contre la république l'autre histoire du gouvernement du peuple dafa wane ni en réalité lii ñu tudde démocratie du démocratie du lii moo nekkoon démocratie en Athènes absolument te loolu day rejoindre xalaat bi maam Cheikh wax ni démocratie du logique yu alquran parce que alquran toujours la majorité day jàpp ni mënuñu ràññee xamuñu lu xew boo demee ci alquran walakinna aksara nnaasi laa yaalamun laa yafqahun laa yahtadun laa yuminun mu ngi fees dell ci alquran donc toujours majorité pour mu am discernement xam lu xew mënul nekk te démocratie ci loolu la basé wu majorité li majorité bi wax looloo nekk. d'accord kon da ngay dëggal li mbokk mi wax ne démocratie genre prise d'otage la. prise d'otage loolu la. ok naka la ñuy génnee ci prise d'otage boobu pour répondre à sa question. léegi nag nañu jël ki nekk ci ligne bi d'abord. après ñu ñëw ci question boobu. bismillah. allo. oui allo salaamaaleykum. allo. oui allo. Mountaga. oui ñu ngi dégg bismillah. waaw Ibrahima Ndiaye Rufisque Khalil. Khalil ziar nañ la. waaw ñu dugg ci nuyu docteur. di ko félicité ci non copinaa yëpp. waaw thème bi am na solo lool. merci beaucoup Khalil merci beaucoup. booy xool. dafa mel ni démocratie. dafa am benn góor bu baax bu ci wax bu ñuy wax Serigne Cheikh. dafa wax ne ce n'est pas la loi de la majorité mais c'est l'art d'aider les gens à être eux-mêmes. dëgg la Khalil. dëgg la léegi nag booy xool ci diggante. lieur bi. ak l'heure bi ak heure bi. dafa am ñaari le président. du pur ki ñuy wax Serigne Moustapha dafa wax ne ñaari lëndëm moo am lëndëmuk fajar ak lëndëmuk timis lëndëmuk fajar lu mu gën a yàgg day gën a leer mais lëndëmuk timis lu mu gën a yàgg day gën a lëndëm dëgg la te lieur ñu ngi ko yaakaari ci lëndëmuk fajar mais boo lëndëmuk fajar jollee ba nga am yaakaar muy lieur yaakaar boobu bu ñu ko ay heure bu ko ay maanaam wor ay heure lalee ba ñu dem ba tàkkusaan yaakaar ba dafay tas. dëgg la te dañu nekk ci jamono boo xamante ne bii toutes les idéologies du monde ont échoué. sauf les idéologies religieuses. kon bu ñu demee ba ci tàkkusaanu jamono. xamatuñu fan la ñuy dem. est-ce que duñu delluwaat ci modèle boobu. dëgg la Ibrahima. mooy modèle bii mu mënoon wax naan. ce n'est pas la loi de la majorité mais c'est l'art d'aider les gens à être eux-mêmes. parce que lii si sa am ci si wax ni bu doon la loi de la majorité kon Seydina Mouhamed du falu sa màkk ndax ñoom Abu Jahl ñoo ko ëppoon majorité foofu ci ay mbooloo dëgg la mais li yàlla soxla woon ci mu dagal askan bi nekkul woon ci ñoom mu ngi nekkoon ci ki ñu am yaakaar ki nga xam ne moo mën a aider les gens à être eux-mêmes. dëgg la donc modèle boobu nga xamante ne bii mooy le modèle religieux pour man tey mooy andi changement yi ñu soxla ci jamono parce que idéologie yëpp jël nañ ko bu nekk essayé nañ ko modèle yëpp jaar na fi mais benn andi ci solution pour askan bi dëgg la jërëjëf rawatina nag ñun ci Sénégal nga xamante ne bii yàlla dimbali nañu ñi am ci ay mag ñoo xamante ne nii am nañu ay modèles yu ñu tëral ñu mel ni ñoom Serigne Touba ñu mel ni ñoom Serigne Hadji Malick ñu mel ni maam Cheikh Ibrahima Niass ñu mel ni ñoom Cheikh Al Hadji Omar Al Fouti il faut pas que les religieux aient le complexe des autres idéologies ba nga xamante ne bii dañuy naxasal suñu d'accord jërëjëf donc pour ne pas monopoliser le kii man boobu vision laa ci amoon di profiter pour féliciter vraiment moo taxoon surtout ñu dugg le docteur Djité on a suivi avec un intérêt particulier mais avec une attention religieuse démarche bi nga xamante ne bii jël ko muy une démarche cohérente boo xamante ne bii vraiment ça peut porter ses fruits bu dee ay modèle la yoo xamante ne dañ ko jël
mais teg ko ci askan wi nit ñi mën ci jëriñoo. jërëjëf ko ñuy dem ci yoo xamante ne ji dañ koy jëggaani. du dëppoo suñu culture. du dëppoo suñu inspiration du dëppoo suñuy vision. du dëppoo ak suñuy dund. maa ngi jégalu maa ngi baalu ak bu baax. et encore une fois Mountaga félicitations. docteur Djité félicitations. et bonne continuation. jërëjëf merci. Djité temps bi daf ñu xaw a njëkk nag donc mën nañu dem rapidement. naka la ñuy génnee ci prise d'otage bi. gis nga li mu wax ni am na bët ci démb rek laa ko seetaan. benn mouvement citoyen bu ñu tuddee nitu dëgg. xam nga ñoom li seen combat nee nañ démocratie baaxul. dañoo jóg pour xeex ko. nee nañ laïcité baaxul. mouvement nitu dëgg yaakaar naa ku ne xam na effectivement nee nañ ñoom léegi loolooy seen combat. démocratie baaxul laïcité baaxul. il faut que ñu am beneen modèle boobu nag li mu wax mag ñi. nitu diine yi. mais malheureusement nitu diine yi. ñi nga xam ni ñoo yor bi indépendance amee ba léegi réew mi. te muy élite bi la démocratie des lettrés bi Aminata Diaw doon wax. nga xam ni moom la benn article la bu mu bind ci livre boo xam ni Momar Koumba Diop moo ko piloté. mu tudd Sénégal trajectoire d'un État. ci biir livre boobu la bind benn article tuddee ko la démocratie des lettrés. mu ni Sénégal ñi ko yor mooy ñi nga xam ne ñoo élite bi nga xam ne ñoom la Occident formé muy la France. ñooñu France formé. ñooñu dañu jàpp ni seen xalaat yëpp nitu diine ñaawal nañu politique ba nitu diine waru ci dugg. te malheureusement loolu dañ ci yóbbaale askan wi. tey boo demee ci. waaw ñu jël ki nekk ci ligne bi. bismillah. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi naka yi tey. ñu ngi sant bu baax a baax fàttali ñu tur bi. Ibrahima Ndiaye. Ibrahima bismillah. oui. Ibrahima da nga bëggoon participer ci waxtaan bi. waaw sama kilifa googu rek laa bëggoon sant quoi. mu di Djité. macha allah. ñoo bokkoon fac droit. waaw ku am Pastef. jërëjëf. waaw mooy suñu doyen foofu fac droit. ñu ngi kontaan ci émission bi ni mu amee. jërëjëf. donc di ko jaajëfal rek. merci beaucoup Ibrahima. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf. darajay Seydou Mouhamed. jërëjëf. merci beaucoup Ibrahima. ok jërëjëf Ibrahima donc Djité. maanaam li chercheurs yi wane ci ñaawal deru diine. boo demee ci livre bi Donald Friese O'Brien bind. ak Mamadou Diouf ak Momar Koumba Diop tuddee ko la construction de l'État au Sénégal. dañu wane ni Sénégal ñaari pouvoir yi ñoo ko téye en otage. te ñaari pouvoir yooyu li ñu doxalante seen diggante. mooy weccoonte teraanga clientélisme politique. maanaam nitu diine yi. ñoom dinañ fexe ba assurer nitu pouvoir yi stabilité réew mi. parce que ñoom ñoo jiite njaboot gi. ñoom lañ njaboot gi di dégg. buñ leen joxee ndigal ñu toog. askan wi di jóg du ñaxtu du wax. xam nga dañ naan Sénégal sax dafa mën a muñ Sénégalais ku mën a muñ. d'accord nitu pouvoir yi. di jël ci li askan wi dénk leen muy alal. di ko jox nitu diine yi. weccoo leen te teraanga yooyu. muy clientélisme politique nee nañ noonu lañ tënkee état au Sénégal. loolu. am na koo xam ne président de la république woon fii Sénégal. ñu tuddee ko Abdou Diouf. bind na benn mémoire boo xam ne bi muy nekk INFOM. France di formé wu. lii la bindoon ci mémoire bi. mais la plupart des marabouts. ignorent la notion d'intérêt public. Ce ne sont que des féodaux. Ne représentant absolument rien. Et ne vivant que dans la poursuite de leur intérêt propre. loolu boo demee ci livre Tristan Colomb bi mu bindee. ci le marabout et le prince au Sénégal. moo indi wax bi. d'accord donc lii li tax mu indi ko mooy lan. mooy li Ibrahima Ndiaye wax léegi. mooy ni ñu bëgg a def nitu diine yi. taqal leen. ñaawal leen. wax leen ni politique yéen seen yoon nekku ci. dafa salte bu leen ci dugg. dem ba gëmloo Sénégalais yi ni loolu moo nekk. loolu il faut ñu raxas loolu ci bopp Sénégalais yi. wan ni leen li mën a sauver Sénégal fii mu toll nii. mooy il faut que ñu jël nitu diine yooyu nga xam ne ñun ñoom lañ jox seen suñu xol. nga xam ne ñoom lañ jox suñu àdduna ak suñu àllaaxira ku ciy jébbalu ci sa sëriñ loolu ngay wax. nit mënoo ko wóolu sa àdduna ak sa àllaaxira ni ko léegi liy doxal sama pénc sa yoon nekku ci. pour man loolu logique
moo tax dama jàpp ni est-ce que yow Mountaga yanu na maanaam ñu doy lu président de la république ñu koy tànn ci réew mi question la bu may posé ñëpp nag ñu koy tànn ci Sénégal ñu ni ñi ñu wóolu ñun ñoom seen yoon nekku ci te sëñ Cheikh laa mos a dégg ni musul wote nee na musul wote parce que gëmul démocratie parce que démocratie amul donc élection ñuy wax nii élection du moom moo ñuy mën a garantir ñu am le meilleur profil possible pour être le président de la République pour man il faut ñu xool nan la ñuy boolee sélection ak élection d'accord je pense que loolu dafay rejoindre logique gu Ali Diop bi mu waxee ne le peuple doit apprendre à être souverain te loolu dafay jaaree ci ay élection yoo xamante ne yu yenn maanaam lay mais duñu yem ci élection dañuy avancer ba ci sélection je pense li tax may wax loolu gis nga fa ñu jëlee démocratie te nee naa la sax loolu tekkiwul démocratie mais ba tey foofa daan nañ ko fal nit ci tirage au sort muy affaire waxuma élection tirage au sort ñu fal ci nit bërki démb damay seetaan ci téléfilm Burkina Faso xam nga ñoom dañoo mën a jouer film benn village bi fal kan moo nar a nekk chef de village bi ginnaaw bi chef de village bi faatoo mu ñu am ñaari candidat yi ñi leen di fal ñu ngi leen tuddee le conseil des sages 5 ñi nga xam ne ñoo mag ci dëkk ba ëpp fa expérience foofu ñoom la ñuy yóbbu seen candidature bu ñu yóbboo ci ñoom seen candidature ñu jàpp benn bis dajale waa village bi yëpp 5 sages yi ñëw ñaari candidats yi toog xam nga la ban jeu la ñuy def pour fal leen dañuy jël benn pañe daat koy muur ba ñaari candidats yi duñ gis li na ci biir bu ñëwee tànnal ko benn candidat yi mu tànn premier candidat boobu nga tuddoon Kaymre mu tànn ba mu tànnee génn benn paaka li mu génnee benn paaka ñu tàllal ko li muy wane mooy Kayré bu nekkee chef de village dina fexe ba aar dëkk kenn du dal ci dëkk ñu tàllal ko keneen ci bu Modibo bi mu dugalee loxoom génne benn tax bu ndaw bi mu ko tàllalee yaakaar naa pëlme war nga xam tax bi mu ko tàllalee ñu ni lii mooy wane ni Modibo bu nekkee chef de village mooy fii kenn du fi xiif kenn du fi mar kenn du fi rab léegi nag ñu bàyyi 5 sages yi daal di tànn ñoom bi ñu waxtaanee mënul intéressant di daal di Modibo lañ tànn d'accord mais forme boobu lañ xool nan la ñu mën a adapté xool ñi nga xam ni yaakaar nañ leen ci xam-xam Sénégal ci nitu diine yi yaakaar nañ leen ci leer yaakaar nañ leen ci dayoo bu ñuy tànn ñooñu sélectionnel ñu yan ñoo mën a nekk président profil bu boobaa nag après nag askan wi doogu mottali des dem élection man gis naa ni daal gis nga système boobu xaw ma nu ñu koy tudde nag d'accord ban conceptualiser lay doon mais il faut ñi ràññee ci biir askan bi te jàpp naa ni mënuñu ci génne nitu diine yi parce que ñun ñëpp ñoom lañ yaakaar d'accord ñooñu ñu boole leen ci bu ñuy tànn président je pense que loolu débat bu ouvert la bu yaatu la dans les royaumes kenn daaw fi fal buur te nit ñi daawuñu tëju xool ndax buur boobu jig na askan wi wala dem ci wàllu baatin baatin boobu nag moom la sëriñ si tooge sëriñ si ko mat moom lañ tooge moo tax li ma gëm te gëm ko mooy la seule idéologie bi mën a taxawal Sénégal alternative bi fi mën a jógee mooy nan la ñuy boolee le spirituel et le temporel parce que ñaar yooyu ñoo séq réew ñu génn ci loo xam ne dinañ ci mën a tënk système boo xam ne dina mën a indi loo xam ni lu bees la lu mën a remplacer lu mën a yeesal démocratie parce que démocratie moom ràpp na effectivement d'accord jiite vu que temps bi bariwul ñu ngi lay jaajëfal vraiment ci intervention bi di jaajëfal également ñi nga xam ne ñu ngi suivre cours bi ci contribution yu am solo yi ak laaj yi nga xamante ne vraiment importance bi jéggi na dayo donc je pense que andi nga historique maanaam courant politique bi nga xamante ne moom la ñuy dund actuellement ak façon bi ñuy jëfandikoo politique te ñu rootaane ko ñu jéggaane ko ci ñeneen ñi nga xamante ne daanaka bokk ñu ak ñun ay valeurs culturelles on peut dire parce que ñun suñuy aada ak suñuy cosaan dafa am loo xamante ne moom la nangu ak loo xamante ne nanguwu ko te lépp dellu ci cadre valeur lépp dellu ci cadre moral dellu ci cadre principe et ba ci occidentaux yooyu sax am na ci ñoo xamante ne ñu ngi commencé génn ci logique ñoom Machiavel ak ñu ni mel parce que ñoom gëm nañu ne politique mënuñu ko def lu dul moral daf ci làkku mën nañ ci tudd ku ñuy wax par exemple Stephen Semple nga xamante ne
maintenant ñuy dund wàllu leadership ñuy dund wàllu naka la ñuy gérer ñu bari dañuy jël référence ci moom moom nee na leader bi ou bien responsable politique bi wala njiit bi wala ku mu mën ci doon war na au-delà conseil yi nga xamante ne ñoo koy wër mu am leneen loo xamante ne moo koy inspiré li koy inspiré noonu nag nee na mën na nekk xolam la mën na nekk conscience am la waaye du plus haut niveau li koy inspiré daal mën nañu jàpp ne yàlla lay doon donc dañuy gis ne à un moment donné nekkatul entourage am ou bien ay conseillers am ñoo koy dicté ban attitude la war a jaar nee na sax léeg-léeg conseillers yi buñ lay wax duñ la jox élément yëpp mu ngi koy firndeel ci yenn statistiques yi nga xamante ne dañ koy publier mu ne nit moo nekk derrière son ordinateur di enregistrer ay données donc données yooyu mën nañ ko jox fiabilité waaye mënuñu ko jox fiabilité à 100% donc à chaque fois benn marge d'erreur mën na am donc loolu benn aspect la boo xam ne dañ ci war a départager wu pour xool naka la ñuy réinventer un système politique boo xamante ne moral daf ci làkku beneen bi aussi boo seetloo Sénégal sunu homme politique yi parfois dañuy xaw a inconstant dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ñu simulateur ba pare dissimulateur ñaar yëpp la ñuy boole et wax nga ko léegi Babacar Sèye Ndiaye mës naa dégg mu wax lu ko niru mu ne lakkal ni n'est pas la paix c'est pas forcément la paix parce que très souvent mën nañu dissimuler yoo xamante ne mu ngi nëbbatu te yooyu vraiment buñ ko wuññee mën na jur ay danger yu jéggi dayoo Mame Cheikh joxe na ci jàngale bu am solo bi muy waxtaan ak am kuy waxtaanal ne ko lan nga yaakaar ne moo bloqué réew mi mu ne ko ñu dugg te bëgguñu génn ak ñi taxaw te bëgg dugg ñoo bloqué réew mi te pourtant boo xoolee tey Sénégal bëri na ci ñoo xamante ne dañuy nekk ci société civile bi wala ñun dañuy nekk ci société bi mbubboo société parce que amuñu le courage qu'il faut pour dugg dans un parti politique ñi nga xamante ne ñu ngi dans les partis politiques dañuy clignoter pour que état bi mën leen a xëcc am nu mu jëflanteeg ñoom donc yooyu oyof googu dañ koy faral di nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñooy leader politique yi ou bien léegi ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu politique te loolu lépp dafay dellu ci wàllu lër yi dafay dellu rek ci wàllu naxee mbaay yi nga xamante ne dañ koy faral di gis maintenant benn laaj dafay sampu est-ce que askan wi nekkul ne ñoom ñooy nangu pour ñu dañ leen di berner ñu leen di aayoo nenne dama ci dund ñaari expérience benn bi mooy mës naa fréquenter benn kuréelu journaliste ñu ne ma ay journaliste ñu ne lu tax leader sàngam duñ ko nangoo déglu duñ ko nangoo dem di taataan ci moom ay information parce que kooku waxam yëpp boole wu ci dige te boo dul diggee nag doo ñu jox lu ñu permettre ñu mën a jaay suñuy journaux c'est problématique l'autre chose mooy kenn koo xamante ne c'est un responsable politique d'ailleurs sax maire la mu ne ma bés tey su fekkee ne population bi dañ ma wax ne dañoo bëgg a dem dëkk ci kaw asamaan si dama leen di wax ne mais réfléchir naa ci déjà sax commencé naa créer échelle bi leen war a yéegal pour ngeen yéeg ci kaw asamaan si juste pour wax la parfois dafa mel ni askan wi ñoom ñooy nangu askan wi ñoom ñooy sax bëgg à la limite koo xamante ne dafay ñëw di leen dikk di leen wax yoo xamante ne c'est pas réaliste di leen wax yoo xamante ne c'est pas réalisable Serigne Moustapha wax jàngale la ci baat bu am solo maanaam ci li tubaab wax ne gouverner c'est prévoir mooy prévoir da ngay prévoir loo maîtriser la preuve njëkk nañ ñu présenter yoonu yokkute ñu dem ba ci biir xam ne yoonu yokkute yoonu yàqute la ñu andal ñu PS pour wax la parfois dina am ay paramètres yoo xamante ne tant que maîtriser woo ko doo mën a xàll yoon bi nga xamante ne askan wi ci la ñu war a jaar te comme que maîtriser woo paramètres yooyu yëpp donc doo mën a prévoir lépp ba mu jeex donc li ngay mën mooy am une vision boo xamante ne vraiment dañ koy tënk ci ay valeurs dañ koy tënk ci ay éthique dañ koy tëgg ci ay mbir yoo xamante ne vraiment ala kulli xaal mënul génn diine ba mu jeex te diine buñ ko tuddee vraiment dafa yaatu et sunu maam Cheikh moo jàngale ne réew boo xamante ne dañ fay woote diine yenn yi dafa am jaaduwul mu ne lay diiney chrétien
nay diine musulman nay diine lu mu mënti doon waaye réew boo xamante ne ñu ngi woote ci wàllu diine yenn ñaawteef yi dafa am jaaduwul juste pour dire que diine dafa ñëw ànd ak moral daal di booster valeur éthique yooyu donc lépp loo xamante ne dañ koy andi pour jëmale askan yi kanam maanaam moo xam mu dafa dellu ci gestion de la cité comme niñ koy waxee loolu lépp vraiment mënul génn ci cadre boobu andil nga ñu ne heure yeeg l'heure yeeg lueur yi fee la et souvent lueur bi yaakaar boobu mooy dem ba mujjee transformé wu nekk l'heure te l'heure bu amee nit ñi faaw ñu jonjante dem nañu sax ba maintenant arène lañ ko tuddee dañu naan l'arène politique tuddee le champ politique mu nekk genre champ de bataille mu nekk genre arène ba nit ñi dañuy xaxarante di xalabante parce que argument amatul débat d'idée amatul lépp dañ koy andi ci cadre bu personnel donc su fekkee ne tënk nañu daal jiite loolu moo nekkoon thème bi ñu bàyyi la pour 30 secondes nga tàggatoo nga nuyoo également ñu mën a yëkkati jotaay bi incha allah. waaw mu tagaa dama lay jaajëfal di tàggatoo ak baatu maam Cheikh bi rek xam nga moom li tax ñu koy cité mooy wax naa la ko man ñi may cité ñëpp c'est à la fois des acteurs et des penseurs moom il a été acteur politique leader d'un parti qui s'appelait PSS il a été diplomate exercer pouvoir en Égypte donc xam na pouvoir exercer na mais penseur la parce que bind na ci politique lu bari à travers des lettres ouvertes daf ni bukki dañ ko laaj luy bett sa biir mu ni sumb ñu ni lu koy faj mu ni sumb mag mu ma ko doon tekkil ni Sénégal politique moo ko feebar mais politique ko koy faj kon il faut ñu xool politique bi ni ñu koy dimbalee suqali ko ba mu ñu mën a génne ci li ñu nekk parce que politique nee na ba tey moom politique mooy boot diine parce que mooy définir lépp wax naa ko ci njëlbéen que mooy définir éducation mooy définir santé mooy définir culture mooy définir économie donc nous sommes obligés de xool politique boobu ni ñu koy defee waxaat ni également politique warul nekk base sos moo ko waxaat jàngale ko ba tey kon acteurs yi li ñu leen di ñaan mën nañ def politique mais ñu teg ko ci débat d'idées donc maa ngi jaajëfal ñëpp di la remercier bu baax di remercier waa Mourchid ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi bañ mën ñu gis di remercier nag ñetti dëkk yoo xam ni fa laa cosaanoo mënuma leen a bañ a tudd dëkk yëpp nekk Thiès diggante Thiès ak Tivaouane benn bi di Daaru Touré di leen jaajëfal ñoom ñëpp ñu ngi seetaan fi mu toll nii beneen di dëkk bu ñuy tuddee Njiite Sañaxoor ak beneen dëkk bu ñuy tuddee Bayti Daxaar donc ñett ñooñu dëkk yooyu yëpp maa ngi leen di jaajëfal di ñaan ñi ñu doon déglu ñu jéggal ñu bu fekkee kàddu yi am na yoo xam ni parce que thème bu xaw a jafe la c'est sensible am na ci yoo xam ne sax da nga koy junj doo ko bëgg a tudd donc bu fekkee rek am na yu ñu wax yoo xam ne am na ñoo xam ni peut-être xaw na leen metti seen xol wala neexu leen ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax suñu objectif moo doon wax dëgg parce que miroir de la vérité la ñu wax donc vérité nag moo ñu fi bàyyi li ñu jàpp ni mooy dëgg te ñu gis ko en tant que chercheur moom la ñu wax la vérité de la science donc foofu la ñu waxee donc di kontaan bu baax a baax ci yàlla li mu ñu boole wax naa ko ci njëlbéen nga ci liggéey bu mag bi te di jaajëfalaat ki nga xam ni moom la yàlla jaare la ci moom mu ñu mën ci am muy sëñ Moustapha Sy di ko jaajëfal bu baax a baax di wax ni amuñu payam donc yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay yàlla aar ko suturaal ko ba yi mu naal yëpp mu àgg te ñu ànd koog moom inchallah yàlla bu ñu wuteeg moom abadan amiin inchallah ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum merci beaucoup ji tey vraiment ñu ngi lay jaajëfal ci niveau bi ñu ngi lay jaajëfal ci démarche bi nga andee thème bi vraiment ba ñu mën a comprendre yu bëree bëri ci façon bi ñuy jëfandikoo politique te ñu mën a comprendre ni également war na jaadu vraiment ñu mën ko réinventer waat pour Sénégal mën a nekk Sénégal boo xamante ne Sénégal bu jëm ci kanam lay doon et je pense que Mame Cheikh bëri na loo xamante ne mën nañ ko citer comme référence ci wàllu politique moom moo wax ne une vie sans religion est une vie sans principe et une vie sans principe c'est une vie sans est un bateau sans naay et pour wax la tuddul
politique mais dund la tudd te dund nag yaakaar naa bu ñu ko waxee moo fekk lépp te politique li ko tax a jóg mooy yéwénal société yéwénal askan wi ni ñuy dundee donc loolu moo nekkoon thème bi ci cadre les acteurs politiques entre l'heure et l'heure aussi donc di jaajëfal vraiment ñu doon suivre thème bi ak contribution yu am solo dañ ci def ak question yi amaana temps bi moo ñu xaw a njëkk ba vraiment docteur li mu bëggoon a andi yëpp ci thème bi mujj ko andi surtout sur la deuxième partie mais amaana yoon du yem ci benn incha allah donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen di tàggatoo si yéen rek incha allah ba beneen yoon jërë ngeen jëf